pour nous 25 ans maa ngi fii. 25 ans. fii may tëdd nag wóorul parce que amul buntu amul dara. te fii mën a kañe yi ak yëpp ñooy tëddandoo fii. 7 à voire 8 mois. je suis dans la rue. soxna si gis nañ say morom yi tëdd nañ yow yaa ngi toog ba léegi tëddugoo lu waral loolu. ah xanaa saay-saay yi may wër rek xam nga man nam laa te man duma ma yàlla. ñoo ko déggandoo suñu mbokku sénégalais yi mu nekk mbir bu daw yaram mu nekk mbir bu doy waar ay junni sénégalais yoo xamante ne dañuy fanaan si mbeddu ndakaaru yi ñu tànn si ñent ñoo xamante ne sëq nañu ak ñoom waxtaan kenn ku nekk wax jaar-jaaram ak lan moo sabab nga nekk si mbeddu ndakaaru yi ñu bàyyi leen ngeen seetaan reportage bi. ku baax nuyu nañ la ñu bàyyi la nga présenté wu ak sénégalais yi. waaw man maa ngi présenté wu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu àdduna bi yëpp. di nuyu sénégalais yi ak fépp diaspora fu nit nekk rek fu sénégalais nekk rek leen ñaanal jàmm ak salaam. nan nga tudd. Massamba Sène laa tudd. Massamba Sène. waaw. yow da nga nekk citoyen sénégalais boo xamante ne sans abri ngay fanaan si mbedd bi depuis combien de temps yaa ngi fanaan si mbedd bi. depuis 2 ans maa ngi fanaan si mbedd mi donc peut-être ak seetaan buñ ma seetaan peut-être maa ngi wax suma ay problème mais dañ may xeebal suma soxla quoi. maa ngi wax suma ay problème je suis un homme solitaire. comprendre maa ngi suma famille comprendre mais suma famille amuñu doole maa ngi si ay jafe-jafe di góorgóorlu di def li ma mën su ma xëyee dóori waar sama doole bëriwul aw ma fu ma dëkk. ñoo ngi ñëw fii fekk la si benn ruq bu doy waar. ruq bi noo siy dundee. waaw ruq bii de nit ku bëri sutura sax moo ne ma del dugg fii nga fii tëdd parce que moom sax su ma mënoon jàppale ci ay millions da koy def parce que jàppale nañu bëri mais peut-être dooleem eggul foofu mais jox na ma ndigal may tëdd fii may tëdd nag wóorul parce que amul buntu amul dara. comprendre te fii mën a kañe yi ak yëpp ñooy tëddandoo fii comprendre nga mais l'essentiel que comme lii nga am da nga koy sante yàlla am na ñoo xam ne nii di tëdd nañu démb yeewuñu tey kon nit su la yàlla di may wér rek fooy tëdd santal yàlla nga muñ xam ne lu jot suñu borom da koy def peut-être lii moo gën si man maa ngi koy sante yàlla bu baax su ma amee leneen ma gën a sant. est-ce que lu jiitu tey doon nga liggéey nekkoon nga situation bu baax ba nga xamante ne am na foo dëkkoon nga xëy jékki-jékki rek nekk si mbedd bi depuis ñaari at. waaw dama doon liggéey doon naa liggéey. lan nga doon liggéey. aar laay def man musique lañ ma xamee à part musique livraison lañ ma xamee livraison à domicile bi. mooy li cag-cag bi gars yi di def nii. yor moto di cag-cag di wër dëkk bi di liggéey. xanaa liggéey bi moo doxatul moo tax. non nii may waxee ak yow maa ngi ak Jakarta boo xam ne nii nit a ma ko jox ma koy verser 4000 francs par jour. kon yaa ngi liggéey présentement mais dañ koy woo guddeeg bëccëg naan ko nangul Jakarta bi waaye jarul jàppale bu ko dimbali. guddeeg bëccëg dañuy yàq sama der si moom. nii moto bi daa paan mais maa ngi liggéey maa ngi cag-cag livré man ñi ma xam ñëpp xam nañ ne fii Nord Foire Ouest Foire ñëpp xam nañ ne livreur la fu ne lay livré mais guddeeg bëccëg aw ma sama yëfu bopp maa ngi sama aar ñi ma nekkandool ci aar bi musiciens yi dañ may daw di ma reetaan di ma xeeb parce que aw ma xaalis guddeeg bëccëg ku ma ci woo doo ma jël ku ma ci gis bu ma taxawee di wax ak yow da ngay yàkkamtee dem comprendre nga parce que fii xam nañ Sénégal société sénégalaise boo amul kenn du la teg fenn man suma famille mi ngi fii. si ban famille nga bokk. man famille bi ma bokk famille diine la famille bu baax laa bokk yaa ngi dégg xombal laa dëkk postiaire yi gii la sama papa ak sama yaay nekk ñu ngi may dégg. yaa ngi dégg yëkkati naa leen fu ne ci lu baax mais amu ci kenn ku ma mën jàppale parce que amuñu luñ ma jàppalee. waaw léegi man fi may ñëw. waaw ñaari at yi ngay fanaan si mbedd bi. waaw yan jafe-jafe nga jànkonteel si ñaari at yi. jafe-jafe jànkonte naa seeg ay reetaan ay xeebeel ay tooñ ay gaaruwaale ay tooñ yàqal ma sama liggéey fu ma dem aar bi may def ñaata at maa ngi def aar di woy te ñi fi nekk ni dàquñu maa woy te ay tuuma la ñuy dégg si man moo tax nanguñu maa jàppale Matar Diop suba teel mii di produire boy dem naa ba këram ne ko damaa bëgg signé ci sa label mu dàq ma këram te defuma ko waxuma ko dara. li ma bëgg a xam ñaari at yaa ngi fanaan si mbedd bi. waaw est-ce que am nga si ay jafe-jafe insécurité ak yu mel noonu. waaw jafe-jafe insécurité xam nga góor moom soo nekkee góor rek góor nga comprendre nga mais di nga rencontré ay difficultés agressé nañ ma ci ma dem hôpital faju ñu faj ma ay jàmbur jël ma faj ma ba ma wér. fay seen xaalis fanaan si mbedd bi. yëpp fanaan ci mbedd mi. sama guitare laa wee koo jógee répétition ñëw ba Mixa fii rond-point Mixa ma taxaw foofu di xaar taxi agresseurs yi fekk ma foofu agressé ma gaañ ma après ma dem hôpital faju ñaari at bi nga def si mbedd bi. waaw situation boobu noo ko dundee. situation boobu ay at a ngi nii man tabaskeewu ma sunu kër korité wu ma sunu kër comprendre nga. korité ak tabaski yëpp ci mbedd mi la may fekk nit ñi dem ci seen kër yi di korité ak seen famille yi man du ma dem parce que awma lu ma joxe suñu kër
du ma fa dem du ma dem fekk sama rakk mu takk mu am jabar sama kaw ñu teg ko sama kaw ñuy joxe ay xar ak ay kii nii joxe seen xaalis man awma lu ma joxe mooy ñëw di lekk si yàpp boobu loolu du ma ko def. am nga ñoo bokkal ndey ak baay. ñu ngi fii ñu ma bokkal ndey ak baay. ñooñu lan mooy seen taxawaay par rapport ak situation bi nga nekk. ñooñu dañ ma mënul jàppale parce que amuñu luñ ma jàppale. nit bu lay jàppale day fekk mu am lu ma da nga laaj question bu am solo da nga wax ni man yan difficulté laay dund si mbedd mi ci naqar yi ak jafe-jafe yi ak tooñ yi ak xeebeel yi parce que benn nit ku la gis nga nekk ci mbedd li muy njëkk a def mooy xeeb la ku la gis nga nekk ci mbedd lu muy njëkk a def mooy xeeb la comprendre nga dajale naa fi 40 000 francs dem si benn pantere bu ñu ma doon wax 20 000 francs ba Yoff fii ma dem ci waa ji ne ma ñaari avance ngay joxe 2 mois 40 000 ma dem di ko jox avance bi mu ne ma léegi yow ndax célibataire nga am nga jabar ma ne ko déedéet mu ne ma man du ma luyee célibataire ma jógee foofu ñu toog une semaine ma dajeeg benn booy Jakarta man booy bi ne ma dem na ba paa bi jox na ko néeg bi parce que moom paa bi ma laaj booy bi ne ma non paa bi nee na yow dañ lay tuumaal ne yow njaalookat nga comprendre da ngay wër di doxaan guddeeg bëccëg di entré jigéen ñi moo tax nangu la luye. yow est-ce que gisoo ne rek yow yaa jàpp sa xel benn mbir nga jàpp ne nit ñi dañ la koy xoolee te loolu amul xam nga tamit nit pour ñu mën la considérer sa comportement ak ni ngay solo sol yëre yu set et cetera nit mën nga bañ a am dara sax nga solu yu set correct et cetera est-ce que gisoo ne loolu moo tax nit ñi di la daw. waaw xam nga yow peut-être xamoo suma passé comprendre nga mais man je suis propre moi je suis sain d'esprit et de corps man dama gëm sama bopp lu rafet laay sol lu baax laa bëgg comprendre comme ni ko nit ñi bëggee fonder une famille bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy wax ci réew mi ñu leen di déglu man dama gëm sama bopp bëgg a bokk ci citoyen yi nga xam ne nii dañuy fonder famille yor seen famille comprendre nga man je suis sain d'esprit et de corps je ne suis pas un fou yaa ngi dégg je ne suis pas malpropre je suis propre damay sañse lu baax laay sol artiste la nee naa la musique laay def mais fii may fréquenter Nord Foire fii nii fu ma nekk nit ñi dañ fay dajaloo ñëw di wax ay wax yu bon naan ay kii célibataire amul jabar nangam amul dara comprendre nga di wax ci man xam nga sénégalais du wax ci yow jàkkaarloog yow indirectement lay wax mais bu waxee rek da ngay xam ne yow yaa moom wax ji comprendre nga mais boo waxee noonu ñu bëri mën nañ jàpp ne yow da nga wéradi wala da nga paranoïa da nga ñaaw njortu fekk du loolu mais dañ lay ko provoquer te duñ jàkkaarloog yow te loolu laa ciy bañ moo tax may indi ay éclaircissement pour ñi nga xam ne nii bëgg nañ ma tuuma yi ñu teg sama der amul dara amu ci ku ci am fit ñëwal ñu jàkkaarloo bu dee mës naa la def dara wala ma amee la bor wala ma tooñ la ñëwal ñu jàkkaarloo ñu dem tribunal parce que moi je erre dans les rues je suis libre maa ngi ci sama liggéey soxlawu ma alalu kenn samay papier ngi nii sama carte d'identité ngi nii Serigne Massamba Sène laa tudd sama carte d'identité ngi nii police Grand Yoff bii ñoom ko defaral man taxawaaluwuma ñëpp ma xam ci réew mi laqatuuma kenn. léegi ban appel ngay lancé. waaw man appel bi may lancé mooy président Macky Sall lay lancé appel parce que nit boo nekkee citoyen nga nekk ci réew ñu lay néewal doole di la tuumaal bëgg a yàq sa àdduna da ngay jàkkaarloo ki nga xam ne moo jabootee ñëpp nga wax ko sa bopp. man président Macky Sall lay faire appel solennellement di ko woo ci samay jafe-jafe yu ma am. lan nga bëgg mu jàppale la. je suis un citoyen. nit laa koo xam ne je suis un artiste musique laa gëm suma famille mënuñ maa jàppale parce que amuñ luñ ma jàppale jàmbur yi dañ may daw nanguwuñ ma jàppale ndax ay tuuma bëgg naa nga jàppale ma ci suma art bi may def wala nga jàppale ma ci sumay situation ma génn si loolu laa koy ñaan ngir jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam président Macky Sall lay woo ak Marième Faye Sall parce que woo naa fi ku nekk ay ngistalkat lañ Wally Seck fenkat la du waxkatu dëgg yaa ngi dégg ñi ci def fenkat la parce que daf ma dig lim ma dig mu nekk ay fen yow da nga xam Wally waaw xam naa ko sama mbokk la tamit mais way naa ko son dem këram mu dig ma xaalis ne dina ma jàppale lépp dara amu ci sama benn grand bu ñu wax Amar Dibiteri moom moo ma ñaan ne ma bàyyi lépp bàyyil di ko wax lu ay wax yu ñaaw parce que nit ku baax la nangam ma bàyyi ba ci Bisou Seck grand bi tonton Bisou Seck bi Thione Seck doon woy bi tonton Bisou maa koy defal ay livraison mi yëpp moo ne ma bàyyi lépp bàyyil wax ju ñaaw baaxul ma ne ko garaawul mais l'essentiel ba ma demee këram Wally bu dañ maa toroxal ay garde kóoram dóor ma ba léegi nii mu may daw nangu ma jàppale ma bàyyi ko lépp jàpp ci yàlla parce que man yàlla rek moo yor sama wërsëg. Massamba Sène waaw gis nañ ne fan yi rey yi bëri na insécurité yi bëri na te yow yaa ngi si mbedd bi waaw est-ce que yaa ngi fagaru waaw man damay fagaru li may fagaroo mooy alxuraan rek xam nga man du ma tooñ du ma jugg ci lu ma xamul
su ma la xamul it du ma la fréquenté te bu ma buggul nga dugg ma doo ma dugg comprendre man moom nit laa koo xam dama am ay charisme strict su ma la xamul du ma la dugg mais l'essentiel que alxuraan lay doxee su ma xëyee dinaa jàng alxuraan su may tëdd guddi dinaa jàng alxuraan comprendre li ci des nag ma bàyyi ko sunu borom tey moytu di ñaan nag képp koo xam nekk nga ci réew mi moo wala nga bañ a nekk ci réew mi foo nekk boo xëyee jàngal alxuraan bu guddi jotee bala ngay tëdd nga jàng alxuraan tey moytu lan ngay jàng comme alxuraan musluwaay waaw loolu moom du mënuñ ko wax nii parce que mais alxuraan rek xam nga alxuraan moom jàngal rek moom fa iza xaraqtal qur'aana fasta'iz billahi minash shaytaanir rajiim alxuraan moom jàngal rek loo ci jàng baax na boo ci jàngee nga yéene ne lii ña bëgg naa nga aar ma waaye am na si yoo xam ne nii spécial la pour aar muy ayatul kursi ay laxat jaakum ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim ak benn yooyu yëpp ak wasamaay wa taarix suratu duxaan yi yooyu yëpp ay secret la mais l'essentiel daal nit li lay aar yaa koy def. lancé nga appel président Macky Sall. waaw mais si biir réew mi tamit am na ay bonne volonté. est-ce que yaa ngi sakku ndimbal ku baax koo xamante ku la mën a jàppale rek nga jóge si mbedd bi. waaw ku ma si mën jàppale ci sutura nga jàppale ma parce que man sama lépp sutura la man lu amul sutura rek bëgguma ko ku ma ci mën jàppale ci sutura jàppale ma ci sama aar wala nga jàppale si ma si lu ma mën a jàpp parce que moi je suis instruit. mais quand même bëgg nga jóge si mbedd bi. waaw non kenn bëggul nekk si mbedd. parce que mbedd mënoo fi nekk nga fondé famille mënoo fi nekk nga nekk ak sa famille mënul nekk il faut que nga am dortoir nga am foo nekk soo xëyee liggéeyi boo wàccee dugg foofu koo gis ci àdduna su ngoon jotee day am fu mu dugg comprendre nga man nag peut-être sama doole eggul foofu noonu moo tax ma nekk si famille ma nekk ci problème yi. léegi yan kaddu ngay daanalee. waaw te kaddu yi may daanalee mooy ñu gën a yar rek ñu gën a yare parce que yi xew yëpp ñàkk yar moo ko waral yëpp ñàkk yar moo ko waral parce que nit nekk si mbedd warul tax ngay agressé warul tax ngay sàcc warul tax ngay def lu bon mën nga nekk si mbedd nga nekk nit nga nite wax sa problème peut-être di nga gis ku la dimbali mais waroo nekk si mbedd rek parce que da nga war a nekk fu pauvre wala da nga war a def lii loolu du excuse mais maa ngi jox bépp jeune conseil maa ngi di jox sama bopp conseil di leen jox conseil nañu góorgóorlu bañ a sàcc bañ a agressé góorgóorlu ku ci góorgóorlu rek yàlla mën na la dimbali waaw nañu góorgóorlu xam ne dara saxul fii lu métti rek bés dina ñëw incha allah mu jeex. ñoo ngi lay sant di lay jaajëfal. maa ngi lay sant yow tam bu baax parce que am na ñoo xam ne ay site internet lañ yoo xam ne nii lii nii su ma wax naa leen ko te defuñu ko comprendre kon yow kër bi nga am xol bi nga am ba ñëw defal ma lii tamit maa ngi lay ci sant bu baax di la ñaan la sutura àdduna ak àllaaxira. borom alxuraan defal ñu ñaan. waaw jërëjëf laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. ku baax nuyu nañ la ñu ñëw fii si centre ville bi fekk la fii nga nekk sans abri ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu. waaw man je me nomme Bokar Diakhaté, j'ai la cinquantaine du ma xale et voilà donc j'ai un passé. ok depuis combien de temps yaa ngi nekk si mbedd bi sans abri. 7 à voire 8 mois. Ouais, je suis dans la rue. lu tax nga nekk si mbedd bi. waaw parce que mënatuma fay sama logement voilà mënatuma fay sama logement c'est tout. lan mooy say jafe-jafe. manque d'emploi parce que cela fait 5 ans maintenant pratiquement yoo xam ne liggéeyatuma moi qui suis banquier. Je suis docteur en sciences économiques. ok option gestion financière. fan nga un jàngee produit je suis prytanée militaire de Saint-Louis. noo leen koy dundee di fanaan si mbedd bi insécurité bi am ak rey yu bëri yi et cetera et cetera. Bon, très étrange et intelligemment man j'ai choisi personnellement ñëw côté intérieur parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité. Intelligemment. waaw foog naa xel boobu rek ma ñëw nii après finalement en tant qu'ancien enfant de troupe donc il s'habitue de toi. Bon voilà. On s'est familiarisé et tout donc j'ai ma sécurité à moi. depuis bi nga nekkee si mbedd bi est-ce que jànkonte nga ak ay jafe-jafe. yu bëri. comme lu mel naka. bon ay agression am na fi ay agression bien sûr
bien sûr bien sûr bien sûr am na fi. am na fi. oui am na fi. les sans-abri bari nañu Dakar. du fi jeex. du fi jeex ci jigéen ak góor nag. de Sénégalais. de véritables Sénégalais 100%. Tous les problèmes diffèrent mais c'est toujours des problèmes. Mais ça diffère. Mais l'origine bi toujours c'est la famille d'abord. Qui est la base ñi la war a récupérer en général. yow am nga famille. Mais bien sûr bien sûr man c'est un cas très particulier que dama teel a ñàkk papa en 87 ñàkk yaay en 2010 ñàkk soxna. donc ñàkk papa ñàkk yaay ñàkk soxna. am ay doom heureusement avant may ñàkk liggéey dem nañu. doom yi ana leen. ñu ngi ci kaw. fan ñu ngi jàng. ñoo ngi jàng. xaw nañu lijjanti ñu ngi jàng. ñoo ngi Europe. ñu ngi Europe. est-ce que sa doom yi xam nañu situation bi nga nekk. non franchement non. xamuñu ko. non. te yow tamit waxoo leen si dara. non bëgguma leen voilà je vais être franc. bëggoo. bëgguma leen ennuyer quoi. mais quand même yaa ngi dëggante ak ñoom. waaw tous les dimanches. suba tous les dimanches. suba incha allah waaw. am heure boo xam ne waaw ñoom nag ñoo ko moom. bi da ngay toog nii ba bër set. waaw toog ba benn heure bi nga jël carton lal ko bon ñun man xam nga dama la wax sànq c'est un cas assez particulier parce que man toxuma naanuma. Et c'est rare parce que tey ñi nekk pratiquement ceux que j'ai retrouvé man ci mbedd bi amul ku ci xippi amul. D'une simple raison que oui parce que dafa metti non c'est pas une raison pour moi parce que je pense que situation peut arriver à tout moment mais il faut être toujours présent d'esprit. nit ki boo demee ak sa sago nekkatoo. man instant yi maa ngi wax ak yow nii mais sama karaw bopp yaa ngi taxaw. lu tax loolu. waaw parce que am na benn souffrance buy wàññeeku ci man en ce moment. li ngay communiquer bariwul. non je suis quelqu'un qui est devenu. ndeysaan. massa waay. dama jàpp ne dof sax bëgg na woon. rawatina nag ki nga xam ne jàng na ba am ay këyit yu kawe. mais est-ce que am nga ay frères ak ay sœurs. malheureusement non. mais am nga ay mbokk quand même. si ay doomu baay côté ndey wala. waaw xam nga man nag je suis mixte. mixte c'est quoi. d'un côté catholique d'un côté musulman. Et je suis musulman. ok. waaw un pratiquant nag très pieux. ko gëm sama borom. defe naa mooy li may dimbali sax. waaw defe naa jullit bi nga doon moom moo lay dimbali. moom waaw damay xëcc lu bëri. lu bëri sax. je pense que la sympathie de certains passants sax parce que xam nga foo xas ba nekk fa quelque temps sax un mois sax dañ lay remarqué. bon rawatina foo xam ne côté parking la y a l'ASECNA y a le ministère de l'intérieur y a et cetera tout un tralala les banques et cetera d'à côté et cetera et cetera. waaw dañ dem ba remarqué la. donc comportement dafa baax ci nit du nëbbu jikko du nëbbatu. quelles que soient les circonstances. à part fanaan bi ngay fanaan fii si guddi gi est-ce que si journée bi da ngay liggéey. non bu ma amoon liggéey du ma nekk ci mbedd. nan ngay def ba dund di lekk. voilà très bien une très bonne question xam nga sànq dama la wax ma ne la y a des passants foo xam ne genre parking parce que fii parking la tu comprends donc y a et la SECNA et le ministère et cetera y a des gens qui sont bien ñiy baax ñi ngi baax. ñi bon a ngi bon. on se planifie je suis du genre à travers une situation je me planifie je joue avec. Sénégal nous sommes habitués avec 3 repas. C'est pas évident chaque fois ñu jox la. est-ce que da ngay toog lu yàgg doo lekk doo naan.
waaw il m'arrive déjà que man je suis pas un habitué du petit déjeuner man du ma ndekki kat généralement añ nag lu ma faratal la mais bu 15 heures passé moom soxlaatuma ko waaw mais le soir je m'arrange à avoir mon pain quelque chose de voilà ça dépend mais li ngay parfois lekk ça change liggéey maa ngi koy wér nag mais li ngay lekk bariwul. bëriwul laa gisoo ni ma toll xanaa mais dégg tur yàlla wolof daf koy wax parfois ne li ñuy voilà man ruus naa tur ndax sax tey sellal lu ma ndeysaan. banque Muhammadu Rasulullah guddi yi may wax ak yow jërëjëf. banque Rasulullah sama noon sax ku ma xam mun na témoigner loolu mais man li ma bëggoon xam en tant que intellectuel bi nga doon nekk banquier mais lu tax nga am difficulté yii nii rek nga nekk au chômage dara. ben xam nga je répondais daan naa wax les mystères de Dieu mais de nos jours je l'ai compris autrement africaine vous savez les réalités qui sont là duñu dem duñu bàyyi kenn dem yooyu nag boo nekkee en activité du lay toppatoo parce que day nekk genre voilà quoi ay ronronnement comme niñ koy wax doo ko gëm waaw da ngay dem ba tële dem ne nga ma ñaan ubbee kook na ñu lay doog a wax dañ la def lii mais ñëpp te bokkanu parce que mënoo dem ci 10 personnes différentes yoo xam ne xamante wuñu ni dadam ni def wax la même chose c'est parce que donc voilà sa bukki lu muy konkon yëpp nee na lu ñëpp wax dëgg la donc voilà bàyyiwuñu kenn mun na njëkkee si mun na nekk ci mbokk yi mun na nekk ci collègues yi mun na nekk xam nañ daal li xew Afrique donc daal yow li la dal daal loxo génn si. non génn ci mënu ci génn sax léegi est-ce que yow pare nga pour génn si situation bi. j'ai des projets. Quel genre de projet? Mais j'écris, je t'ai dit que je suis économiste. Alors, de gestion, de marketing, de management. C'est des projets qui parlent dans l'agroalimentaire. Fii ci Sénégal am na ay borom baax am na ay bonne volonté ñoo xamante ne dañuy jàppale nit ki te yàlla tax est-ce que da ngay lancer appel pour nit ñi mën la jàppale nga génn ci situation bi. mais ku mu gënaloon nee naa la dof sax bëgg na wër rawatina ko biographie bi ma la décrire bëgg naa ci génn. dans un premier temps lan nga bëgg nit ñi jàppale la. bon d'abord un toit c'est important pour moi. dëkkuwaay. hyper capital pour moi. beneen bi mooy des opportunités parce que fii ku fi sotti rek dañ la dimbale. ku fi sotti rek dañ la jàppale. est-ce que sa situation bëgg nga président Macky Sall ak Marième Faye Sall ñu addu si. mais man bind naa leen. bind nga kan. bind naa Marième Faye depuis bind naa Macky Sall. mais kenn tontuwul la. kenn tontuwul est-ce que jot nañ ko. ok Marième Faye Sall ku am yërmande la. ku baax la. bu ko yëgoon dina ñëw génnee la situation bi. ku baax la. ku baax la j'ai pas eu la chance d'être un bénéficiaire de ces bienfaisances. ñoo ngi lay jaajëfal yan kaddu ngay daanelee waa Sen TV ñoo wàcc ci biir Ndakaaru xool ñi nga xamante ne dañuy nekk sans abri ñu am jafe-jafe mu am ñoo xamante ni yàlla dënk na leen lu bari ñu war leen jàppale moo war a ñu sees si leen yow ak say morom. ban appel ngay lancer sénégalais pour ñu mën leen jàppale. waaw xam nga moi je pense que liñ naan nite bu ñu nitee ba yàlla dogal nga ëppale kenn wala nga tane kenn war nga ko def d'abord humainement. humainement sans rien de retour nag tout naturellement y a des gens spontanés des gens hyper sympas mais am na ñoo xam ne en fait c'est waaw kenn du wax daal mooy loolu
n'est-ce pas. Mais man ce que je veux dire dans tout ça xoolaat leen nañu xoolaat situation ñi nga xam ne c'est en général c'est ce qui ont duré ci mbedd bi mooy les sans-abri c'est ce qui ont duré. est-ce que mën nga ñu xaymal à peu près ñaata ngeen. bëri nañu ay à peu près mën nañ xam ñaata la. waaye bu dee Dakar fii rek ëpp nañu 1000 ans. ëpp ngeen 1000. non lu grand laa lay wax lu grand laa lay wax am na. Il y a des ingénieurs. Je connais un pilote qui est là, un ancien pilote, un médecin, etc. ñooñu ñëpp c'est des sans-abri. Mais justement. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yan kàddu ngay daanelee. waaw mais di leen gërëm parce que lii c'est hyper capital déjà que yow waxtaan bii ñu am rek entretien bii rek man am na fu ma yóbbu parce que du ñëpp ngay wax sa bopp. dëgg la. donc am na fu ma yóbbu ci nite. c'est quelque chose qui m'a touché ah. depuis 10 ans damay romb rii bi damay gis fii des sans-abri chaque fois dafa bokk samay projet pour jàppale leen ñi nga xamante ne dañ nekk ci mbedd bi tey ci guddi la ñu tàmbali reportage bi. en tout cas. yooyu yaay deuxième personne bi nga xamante dañ ko jël. en tout cas def nga lu rafet te ñu ngi ñaan nga am ci ndam. jërëjëf parce que ça fait du bien. jërëjëf c'est soulageant. c'est déstressant. waaw bu ngeen ñu mën a jàppale. mooy li gën. jërëjëf ndax yàlla moom du wàcc ay jaam la lay boole. ñun liggéeyu service public la ñuy def mais dañ koy jël mu yegg ci ñi mu war a yegg ñu mën leen jàppale loolu moo tax ñu wàcc ci terrain bi. macha allah. jërëjëf moom ça fait du bien. jërëjëf kon yàlla na àgg fa mu war a àgg. amiin amiin yaa rabbi. que ñëpp doon ay bénéficiaires. merci beaucoup Sénégal jëm kanam. merci. salaamualeykum ku baax nuyu nañ la ñu ñëw fekk la fii ci digg Ndakaaru nga nekk ci mbedd bi ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw ñu ngi dolli nuyu di dolli siyaar. parce que yàgg naa ci mbedd mi trop maa ngi nii. nan nga tudd. Massamba la tudd. Massamba. yàgg nga ci mbedd bi ñaata at nga def ci mbedd bi walla ñaata weer. ëpp na 25 ans maa ngi fii. 25 ans. fii nii fii ma toog nii. fi nga toog nii 25 ans fii nga nekk ci mbedd bi. man sel. lu waral loolu. non dara maanaam ni mu demee la rek. parce que tollu ma benn kii quoi maanaam yoru kii ma daal. yoroo dara daal yoru ma dara daal. mënoo dara. am nga ay mbokk. am na ay mbokk yi. est-ce que xam nañ ne yaa ngi fii ci mbedd bi. xam nañ ne maa ngi ci mbedd bi de. ban jéego lañ ci def. buñ jéego dañ fa ñëw di ma chercher fii. dinañ la ñëw seet si fii. waaw. est-ce que jéem nañ la jàppale pour génnee la ci mbedd bi. jéem ñu ma jàppale pour génne ma ci mbedd bi de. autorités yi tamit xam nañ ne yaa ngi ci mbedd bi. bu baax a baax a baax. yan jafe-jafe nga jànkonteel ci mbedd bi nii. yan jafe-jafe pourtant amul benn jafe-jafe yi yenn jafe-jafe yi de. maa ngi lijjanti sama bopp quoi. maa ngi ci oto yi gaar yi nii kërëb xam nga. insécurité bi tamit bari na ci réew mi fan yi waaw. waaw. amu leen ay jafe-jafe agression walla yu mel noonu. non fii moom amu fi ah. waaw. 25 ans yaa ngi ci mbedd bi lan moo la ci gën a naqadi. dara jàmm rek man dama ko jaayante rek di bañ quoi. loolu kese. bañ rek moo bàyyi ci mbedd mi. mais boo sañoon doo nekk ci mbedd bi. ma seen ma ñëwee nekk ci mbedd bi moom. vraiment. est-ce que bëgg nga jóge ci mbedd bi. waaw bëgg na fee jóge de ci xanaa après lu ma dàqal gënal fii quoi. loo xam ne moom a gënal fii ci mbedd bi. boo sañoon nga am sa dëkkuwaayu bopp. waaw. Sénégal nag am na ay nit ñu baax. ñoo xamante ne xëy na yëguñu seen problème ban appel ngay lancer pour ñooñu mën leen jàppale. niñ ci waaye mën a dimbali ci yàlla tax rek. waaw mooy façon ndimbal parce que doomu aadama xam ne façon ndimbal quoi. ndimbal moom ndimbal la. foofu laay yem de. yan kaddu ngay daanale.
ah jàppale ñu jógee ci mbedd mi rek ci lu gën ci ñun. ci lu gën fii ci mbedd lu gën mbedd mi. loolu lay ñaan de. waa Sen TV ñoo leen seet si pour seq ak yéen waxtaan. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. amul benn problème. merci. suñu Fallu jaajëf. asalaamaaleykum soxna si nuyu nañ la ñu ñëw fekk la si mbedd bi ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum. maa ngi leen di ñaan. damaa amul doole xam. amoo doole. waaw. depuis ñaata temps yaa ngi si mbedd bi. ñaari at. ñaari at yaa ngi si mbedd bi. waaw. lan mooy sa jafe-jafe. kanaa kër gu ma dëkk rek Touba. dangaa bëgg kër pour dëkk Touba. waaw sama borom kër damaa tàggoo moom. waaw sama njaboot nekk sama kër càmmañ sama càmmañ jabari càmmañ mayun ma jàmm. nga génn. waaw ma génn rek di yelwaan. di yelwaan. waaw fi nga toog nii fii nga dëkk. waaw fii da laa la fanaan. fi ngay fanaan. ma ak samay morom. say morom. waaw kon ñii di fanaan si mbedd yi ñu nekk ay jigéen bari nañu. waaw néew doole de bari nañ. soxna si gis nañ say morom yi tëdd nañ yow yaa ngi toog ba léegi tëddugoo lu waral loolu. ah xanaa saay-saay yi may wër rek xam nga man nam laa te man duma ma yàlla. waaw yàlla rek waaye de sàmmaale it sama bopp. dañuy sàkku ndimbal rek te yàlla tax. waaw ku ñu ma jox yërëm ñu jox ñu ku ñu joxul ñaateeg ku ñu amee lu ñu xam ñibbi suñ Tuubaa gañ dëkk ndax ñun dëkk fii Tuubaa Mbàkke lañ dëkk. mbedd bi metti na de. ñetti nag ñàkk pexe donc kay waa lii kay duwul lu ñu neex. waaw. sama njaboot maa ngi ko dénkaane na le dëgg yàlla. donc am nga ay njaboot. waaw da nga dénkaane sa njaboot. dëgg rek kër gu ma leen dem dugal leen. dëgg yàlla. nee na ñaan rek di leen sant di leen gërëm. ndimbal bi ngeen soxla pour jóge si mbedd bi rek ngeen soxla. waaw am siñ kër rek dem ñun. tur bi naka la ak sant bi. tur Ndey Jóob. Ndey Jóob ah. waaw. jërëjëf Ndey. yëf yaa ngi noonu suñu mbokk sénégalais yi mu nekk mbir bu daw yaram ay junni sénégalais di fanaan si mbeddu ndakaaru yi kenn mësu leen dégg ñu yuuxu kenn mësu leen dégg ñu def naka dul noonu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV si biir internet bi ñuy lancer appel képp koo xamante ne bonne volonté nga wala bëgg nga def lu baax rek mbir baa ngi nii mën nga si def lu baax ñu jàppale leen te yàlla tax dinañ leen bàyyee benn numéro téléphone ba nga xamante ne képp koo xamante ne daal boo ñu woowee rek incha allah dinañ def le tout nga mën a jokkoo ak ñoom ndimbal bi nga leen di yóbbul nga yóbbul leen ko di leen jox dig daje si yeneen i reportage